Il est journaliste. Il est journaliste. Pendant longtemps, il a dirigé les desks de grands plats populaires. Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Non, bu dul loolu naaj bi keneen la. Naaj bi préfet. Oui. bees bi. non fii moom 25 bi. Diop ana dégg bi. bu bees bi la yor. naa wàccal mu dàq ay mujj. Sidi Diop man bi naa wàccal mu dàq. démb maa ngi jaar si maam Diarra sax wax nga dëgg maa def. dégg naa ku ñëw rek bu bay ko sama terrain. naa fa jaar. suba dinaa yaa nga fa dem. maa ngi nii ca kenn lu ñëw ma jox la këyit wala yaa ngi Njaay waaw maa ngi fii ci seen فما بال هذا القوم شرامل نينا أبي غفلة يا ربي أبدا ذكر رسول الله لي طابك الكلي يصبو ضعف نفس أتسمع ألا يا رسول الله أحمد منهجي فإني أحب الله داء ولذة تحمد نارا إنني لست بسرك يا ñëwaatal ba toll ci te am na ñoo xam ne xëy na diglaay la ci ñun moo tax bu jotee rek luñ ci war a jébbal kilifa yi également ñu def ñu gën di dem kanam ñu ko gën di avancer sur le plan de l'organisation te mbir na nga seet kan ngay jox ren pour mbir yi jëm ci yoon. jërëjëf monsieur le préfet Thierno Ahmed ngay ca Taatay ca Ndeer ca Kajoor ak sa tëb Alaaji Omar Fuuti toogaay bii
war na mën a nekk monsieur le préfet. waajuram jaral la ko lu nekk te wane na ko waaye bi ko waajuram jaral lu nekk tamit yemul foofu ndax ñëpp la amanteel Sénégal yëpp la amanteel adduna yëpp la amanteel ku nekk mu ngi def waaw préfet man de gëj naa la gis waaye comme yaa ngi jokkoo xalifa bi rek doy na baax a baax vraiment liggéey bi bu eggee fii yàlla ak moom waaw dynamisme ak taxaw ak jàpp ak fonk bi mu fonk lii waaye nag démb rek maa ngi ciy waxtaan ak Boubacar ne ma préfet daal ndeke secret bi ma gisaat ci moom ndeke ne taalibe la ma ne ko loolu moo tax mu mën a liggéey lii waaw ku nekkul taalibe du mën a liggéey lii mu ne ma taalibe xaqan la nag ma ne ko li ma lay wax xam naa ko waaw kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yow ak sa ak administration bi yëpp ak chef de service yëpp vraiment ñu ngi sant yàlla ziar bi moom man gëm naa ne li ngeen ciy def doo leen ko def feneen waaw yéen dëgg ngeen ci am te même bu dul loolu sax dafa weesu yéene ndax léeg-léeg nit ki wane ak taalibeem ci waxtu yoo xamante ne nii moo ko moom waaw ndax daaw ci tant bi bu dul woon ne taalibe nga fi ñu la toog fi ñu la teg nga toog doo fa toog waaw fi ñu ko teg mu toog daaw bu dul woon ne taalibe la du fa toog parce que foofu du place am waaw waaye bàyyi na lépp xool taalibe ak xam ne moo ko moom toog foofu te foofu du place am waaw kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ci loolu waaw di ko wax ne vraiment loolu yëg nañ ko te loolu tamit notifié naa ko xalifa bi waxtaan nañ ci mag moom incha allah yooyu yëpp dañ ko rectifier ren bu soobee yàlla ministre de l'intérieur dama lay tàggu woo leen ne la ñu ngi dem si ministre de l'intérieur moom tamit vraiment boo ko jot nii la waaye moom tamit ci seen ndigal téléphone am rek lay jël di woote waaw kon wax kon boo leen bindul woon yéen boo leen bindul woon foofu mu egg fa liggéey boobu duñ ko fa am kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant tamit Bambilor ak li wër Bambilor di sant soxna yu tedd yi nga xamante ne ñoom ay jàmbaar lañu seen taxawaay rafet na fii ci kër gi ak ci wetu Thierno ak ci wetu njaboot yëpp di sant notable yi fi nekk imam bi chef de village ak ñi fi nekk yëpp incha allah ñu ngi nuyu tamit di sant tamit comité bi nga xamante ne man maa leen jiite waaw maa ko waxoon ren nag wax jooju nag zaal yàlla may la nga def ko ñaareel at war nga sant yàlla nee naa woon fii mbir mi amul tànku ginnaaw tànk kanam la am dañu ñaan yàlla que yàlla may ñu wér ñun ñëpp ñu fekk ko waxoon naa fi daaw aussi ne ku dolli cere dolli ñeex te defe naa ne daaw gis nañ ne mbir mi nit ñi dañuy gën a yokk at bu ne moom foo ko takk rek weesu na ko ndax dañ ko daan quantifier ñun même bu jëg ñu ne mënuñu ko ndax mbiru yàlla moom buy ñëw yàlla mooy indi doomu aadama yi nit dina dox ñëw nit dina dëgg yéeg saret ñëw nit dina dugg oto nit dina dugg avion kon ñu mel noonu kenn mënu ko quantifier nii ne la toll mais nag yàlla moo yor ay mbiram moo koy sottal nee naa lii mbiru yàlla la ku si teg sa loxo mu dem ku tegul loxo mu dem moom àla kuli ali mais nag yaakaar dafay am ci wàllu administration ñu ne nañu toog waxtaan ak commune bi maire nekk fa kon tey waru maire comme ni ko Thierno waxee mooy que moom moo si jiitu moo si war a mujj ndax aussi fu mu yóbbu commune Bambilor ak fu mu yóbbu dëkku Bambilor sur le plan international foo ko natt rek weesu na ko kon loolu lañ si gën a soññante rek Thierno Mali wax na ko léegi que ne dañuy ñaan yàlla ren maire at ji mu doon def fukk mu def ko ñaar fukk ren ndax démb rek interpellé naa ko si li ñu def vote de budget ma jël parole nekk monsieur le maire dafa am gàmm gu ñu def chaque année ziar te lii vote de budget la te ñun dadi benn boobu la ñu am si dëkk bi si toole mooy bi ñuy def kër Cheikh Issa ñu bëgg loolu mais tey dafa am loo xam ne ci wàllu besoin yi su préfet wax na ko léegi ñu ngi siy jublu mooy mbiru njaayeen yi si lay njëkk commencé ndax ku oo mbooloo il faut nga jox leen teral leen ñu am lu ñu lekk daaw am nañ si ay besoins ñu exprimé woon am na si engagement yoo xam ne nit ñi jëloon nañu ko mat naag matul kenn ku ne la nga sa def xam nga la nga si deful xam nga ko mais daal bu ñu sañoon ren moom bu ñëwoon fukk lañ soxla bu ñu jotee juróom-ñeent yi daal vraiment dina baax wax ren dañu bëggoon ceeb bi ñu def 30 tonnes ndax daaw jël nañ si kii ba ñu diisoon ko barkeelu si benn tonne wala préfet aussi am fu mu buntu bu mu jaar wàllu suukar aussi 5 tonnes la ñu demandé pour ñu mën si jàppale mais
meew bi demande nañu 300 kilos diwlin bi ñu ne demande nañu 2000 litres diwlin loolu mooy ci wàllu restauration ñu ne woon la koy mottil nag mooy li nga xam ne moom la doomu aadama yi indi mooy borom ñaari béjjën yi loolu nag nit ñi ñoo koy ñëw taalibe ñoo koy indi daayira yi ñoo koy indi préfet sous-préfet ay mbokkam ñoo xam ne gis na leen ñii seen loxo mën nañu jàppale ziar bi ñu def ko mais séntu nañ ci mairie bi xela kon ren dañoo bëgg mu def loo xam ne mosu ko def ci ziar waaw beneen bi mooy ay tente aussi bëgg nañ ci ma juróom fukk bëgg nañu juróomi junniy chaise wàllu courant tamit dañu bëgg waaw suñu mbokk Sénégal gi defal ñu hors délestage waaw yor nag sànni gi kon lii dañu wax ne du ñu soxla woon juróom-ñetti camion mat di ñaaxaat rek ñi nga xam ni yàlla def na ñu nekkandoo ak ñoom ci liggéey bi di la bëree li Thierno comme ni ñu ko waxee sànq ci préfet ndaxte doon na koo xamante ni bi jàmbaar la ubbil ngay bureau li ñu def nga ànd bi lu dëj nga xam ko waxtaan ak ñoom ñu defaraat maa ngi sant ñëpp nañ ko teewoon daaw noonu lañ ko teewaat ren di nuyu Thierno Ahmad ak ay rakkam ak njaboot bi yëpp ak gan yi fi teew di wax ni toujours at bu nekk boo xoolee population yi kenn ku ci nekk toujours da nga yàkkamtiwaat bis bi dellusiwaat ndax mooy bis bi gën a taaru ci tund wi ci wàllu lislaam loolu moom ñëpp d'accord nañ ci te ñëpp nangu nañ ko et yàlla nag dafa def toujours li may wax rek spirituel ak temporel mag ak rakk la moo tax li Thierno Malick wax sànq rafetlu naa ko dafa am lu nga xam ne bu amee ci biir nit ci njaboot war nañ ko mën a wax fañ ko war a waxe waxtaane ko fañ ko war a waxtaane sikkuñu kenn nag comme ni nga ko waxee mais dafa rafet rek mbir bu amee ci àdduna bépp bokk ko bu ñu sañoon la ca war lépp ñu koy defee na mu ware ak nañ ko bëggee xanaa yàlla mën naa def lu yokk te dina gaaw incha allah suñu jàpp ci passe personnellement day chef de cabinet sama collègue la d'un ancien préfet xam naa ko bu baax bu fi dem rek dimbali na ma ci loo xam ni bu ko yëgoon teeloon na yëg dina ëpp lool mosuma ko si na wax ko benn problème mu ne bu ñu ko organisé événement bu toll noonu xam nga yéen ko doon naa ko war a terrorisme comme maire wax na ma événement bu toll noonu mu ne su ko organisé ci département bi mais dañu bëgg rek mu nekk buum boo xam ne réussite boo xam ne kenn ku ne yaa si dugg solo kon El Hadj Lamine vraiment ni nga introduire vraiment yaax sant gi nag si ñëw gii si ñëw gii ngeen ñëw wuy si woote bi nga xam ne muy woote préfet di bëgg nee na bu baax a baax ne jotaay bu tedd bii wala mu wax ne jotaay yii yi ñu weesu ak yii di ñëwit incha allah ñu jiital cant gi jukki ay nuyoo yu sell waayam ci comité bi tabaarakallaa ñëpp seet nañ rafet na lool nee na kàddoom it rafet na lool tabaarakallaa xam naa ni ma àggale ko nuyoo yi bref ndax lépp a ngi fi korom pa ngi fi ndax la lekk sa xaalis a ngi fi wax ju bare ngi fi ramba njuuj njaaj mi ngi fi di jaxase diw préfet wax na lii lii wax na lii waaye yow bi nga yàlla dimbalee ba yooyu yëpp amul benn boo xam ne rek laal na la ca ñu sant suñu bopp yàlla ñun waaye ñu sant la yàlla xam ne yow ku baax
ba li dox sama diggante ak yow dox sama nee na ba li dox digganteem ak moom ak yow dox diggante bi muy lan di alxuraan muy alxuraanul karim rek na moo dox sama diggante nee na moom moo dox sa diggante ak yow ak yow mii saa yu ma la xalaatee rek saa yu la xalaatee rek alxuraan bi day taxaw alxuraan day taxaw alxuraan nag fu mu taxaw nag yàlla nga fa yàlla ma nga fa parce que waxam la comme doo ko gis kon doo ko gis doo ko dégg doo ko dégg da nga koy daj soo gisee alxuraan nga xam ne mi ngi nii kon sama diggante ak yow kon nee na digganteem ak yow yàlla la nee na yàlla rek kese la lu nekk yàlla la ne lu nekk yàlla jaamu waxta ba jeexee loolu la jeexee mu jeex tàkk diggante ba jeex day jeex tàkk yow suñu diggante ak yow nee na yow seen diggante ak moom yàlla la nee na yàlla kese la bee fa nee tabaarakallaa na ba tabaarakallaa sa taxawaay yi te sa taxawaay yi yu bari yi yëpp rafet lépp rafet na yëpp rafet ba si Cerno ba si Mbambilor la ba si Mbambilor la ba si département bi yëpp la kadi kadi mu def si dara nee na ko Cerno nee na Cerno nee na nga def si dara nga ñàkk si def dara yàlla bés bii taaral na ko ba pare nga def si dara nag da lay dimbale rek ba sa kañot si kiyaaba yi bari yokk soo bëggul mu bari nag nga tey sa loxo ne ko Cerno nee soo bëggul kañot bu baax si kiyaaba yi nga tey sa loxo waaye fii Cerno ji bi liggéey boo xam ne préfet wax na ko léegi da ngay teg bari ko rek laal loxo rek mu jàll preuve daaw dafa téye loxoom seetaan yi tali yi ñaari at ñetti at ñu ngi topp ci ginnaaw tali mu tàng xam lu te it tàng xam lu weesuwul nga nekk maire bés bu toll nii am fii nga nekk fii demuloo fenn te doo teew premièrement teewaayam moo doon dalal xelu ñëpp te moo baax si moom ndax politicien la président de la république bëggul lu mel nii de président de la république soo koy liggéeyal doo utal sa bopp noonu doo barrage te nag nga yore njëriñ askan ba pare na doole ko jox am na ñoo xam ne duñu la noonoo de waaye ñëpp a wër dañuy sentir lii rafet kon nag Alaaji Maalik wax na ko nee na ba si Cerno ji bi yàlla ko yore bopp kër gi bu mu ko politique gis nañu mu def ay lu bare feneen waaye fii du kër Cerno du Amadou du Cerno Ousmane du Cerno Malick du Cerno Ousmane Mbambilor la yëfu département bi la la jëkke woon li waroon sax di jëkk parce que man li ma gis si département bi soo demee Touba nga dem Tivaouane maire ba fa nekk budget da siy dindi ziar bi suñu vote budget danaan Tivaouane bi nañ si def wàll bii muy Tivaouane wala di Touba waaye Mbambilor nga am bés bu mel ni nga koy soofantal loo bis bi de sa bopp neexoon na nag mu nekk fi ma wax ko fu ma ko fekk si mbooloo sagal naa ko jox naa ko cër bu mat sëkk fu ma ko fekk si mbooloo sagal naa ko lu may ñaan dugal naa ko si ndaxte ñaan yi ñuy def fii ak zikri yi génn ko moom ndaxte mooy premier maire de la ville kon nag daaw gis nañu ni mu tàng xamloo nu mu tudd ci waxuma sax ziar bi waaye médicament yi da leen a dawloo ba sonn nii mu def ren noonu rek la def noonu la defoon daaw landing rek la yóbbu daaw yi landing la yónni tey yónnee na landing monsieur le maire monsieur le préfet xam naa ni soo si taxawul kooku moom rab yooyu nga xeex ak moom de waaye nag mu def mu bañ a def tabaarakallaahu ñun ñàkkuñu ko sax benn yoon ak yeneen waaw fukki nag ci benn yoon la indi fukki nag waaw ne ma nag dama waroon li waroon si ziar bi yëpp maa ko waroon def waaw kon nag sant nañ bu baax a baax xasuma ko nag ŋàññu ma ko nag xanaa su ma jógee fii dinañ ne Cerno dal na maire waaye man li ma wax loolu laa dund ak moom kër gi amul benn cër boo xam ne importance boo xam ne monsieur le maire jox na ko kër gi amul kon nag war na bàyyi xelam bu baax nga xam mu xam ne ñun ak moom ñoo dëkk fii lu ko laal laal lu ñu laal ko na sédd loolu bu baax parce que ñooy dëkkandoo ak yeneen kon nag sant nañu bu baax
bëgg naa collaborer moom lu bari. bëgg na collaborer moom lu bari. préfet am na lu mu seede. préfet am na lu mu seede. daaw fii laa woo Omar Gueye. fii laa woo Omar Gueye. ma ne ko mi ngi nii. ma ne ko mi ngi nii taxawu si. taxawu si góorgóorlu comme yaay kilifa. comme yaay kilifa. Omar nag dinaa si taxaw. Omar naa ci taxaw. ñaari fan. mu woo ma benn yoon. woo ñaari yoon. ma dajeeg moom fenn ak préfet. mu ne laaj ko ndax woote nga. ma ne ko du woote bi. du woote bi. du woote bi rek de. du woote bi de. mbir mi da ngay góorgóorlu. ba mu yëg da góorgóorlu. waaw am nga politicien. dëgg la te fa tabaarkalla mun na politique lool. waaw dëgg la. Njañ moom mun na politique lool. waaw mun na reyanteeg yow fii. mën na reyanteeg yow. su la gisee fële. da lay lan nga amul sa amul ci kanam ni ñëpp. te kii kay moom sa fini. kon nag. kon nag. waaw. Thierno noonu naa ko. waaw dama ko waxoon ne ko. waaw maire bu ci sori ba koog ñun. béykat yi loolu laa ko waxoon bu sori ci maire ba koog ñun rek. waaw. sant ñëpp sant Chérif bi toog fii. ngeen Chérif bu baax a baax. di ko nuyu bu baax. di ko jóg ci wàccuwaayam. di ko sargal. Malick yaay porte-parole famille Thierno Ba ñu gis ne yéen a ngi préparé ñaar fukki at ak juróom édition ziar bi nga xam ne dañ koy waaj jagleel sa waajur ñu bëggoon xam ne ren lan moo nar a nekk particularité bi ak lan moo nar a nekk particularité ak lu bees li nga xam ne ñu ngi koy séntu si ziar bi. alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax a baax di teewaat fii tey ci réunion bi nga xamante ne ni dinañ ko def at bu nekk bu ziar bi tolloo fii muy CLD muy comité local de développement ci jiitalu sous-préfet Bathie Diouf ni ngeen ko gisee yéen ak ñun ñëpp réunion bi jaar na yoon chef de service yi nekk ci département bi ñu ci bëri ñëw nañu waxtaan nañu ak ñoom ku nekk jël na ay engagement ku nekk wax na ne li nga defoon daaw di nga ko def ren wala nga def lu ko raw incha allah tey ñu ngi yaakaar ne noonu lay demee incha allah rabbi bu ci yàlla àndee ni ñu ko defoon daaw dinañu defee lu ko raw incha allah ñu ngi sant yàlla ci bu baax a baax di ñaan yàlla eggal ñu ci bis bi ak jàmm ak salaam li ci yokk mooy ne ren incha allah juma bi nga xamante ne mooy juma Thierno Djibril Ousmane Daoud Ba dañ koy ubbi le vendredi donc loolu moo ci yokku ci liggéey bi kon wax ne li ñuy doon xaar ci mbooloo bu fekkee benn la wala ñaar ren moom dina renforcer wu ba nekk ñett ak ñeent incha allah. ñu gis ne ci seen wax sànq am na ay manquement yu bëri yi ngeen nemmeeku woon di amoon si édition bi passé ñu bëggoon da ngeen dellu soit si ak tamit lan ngeen di ñaax kilifa yi pour que manquement yooyu ñu mu saafara. waaw xam nga ziyaara bu mel ni moom li muy drainer ci monde dafa bëri trop donc ku wax nit nag wax ne war nañu lekk war nañu naan war nañu sangu war nañu utiliser ndox ak leneen santé bi war na mot sëkk naka la tudd sécurité bi war na mat ak yeneen yooyu nag am na yoo xamante ne nii daaw am na lu bëri ñëwul yegsiwul ci waxtu bi mu war a yegsi donc loolu tam ñu ngi ñaax ñi ko yor dëgg-dëgg incha allah état bi def na li mu mën mais ñu ngi ñaax aussi naka la tudd commune bi aussi ñoom tamit monsieur le maire a ngi ni le premier premier adjoint au maire donc ñu ngi leen di ñaax ñoom tamit seen taxawaay incha allah doon na fës mais ren aussi ñu ngi leen di ñaax mu gën a fës bu baax a baax ndax gan yi du suñuy gan ñun waaye seen gan la ñoom donc ku ci lekk naan ñoom ñoo leen war a dalal ñoo leen war a may jox lu ñu lekk lu ñu naan parce que événement bi moo toll foofu donc ñu ngi ñaax aussi autorités yi ñu ngi ñaax état bi aussi incha allahu rabbi li ñu doon def ñu ngi koy gis mais nañu xam ne yëf yi dafa yokk ñoom tamit nañu yokk bu baax a baax nañu facilité bi aussi nañu ko yokkal ba ñu mën a jot incha allahu rabbi ci li nga xamante ne nii ziara bi soxla na ko ci comité d'organisation bi soxla na ko ñu jot ko à temps fekk du am benn problème incha allah. Thierno ren seen thème mooy unité ak fraternité ci biir société bi est-ce que mën nga dellu ci solo thème boobu. waaw unité ak fraternité lu am solo la dafa mel ni sookul l'islam la ndax islam ala kulli xaalin yàlla subhanahu wa taala dafa dem ba ci ba ne benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko mu ne ajamaatu rahmatun unité moom yërmande yàlla daf ciy nekk
te ku nekk xam na ne yonent bi ñu ngi ko yónni ngir yërmande wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin loolu la ko yàlla wax yóndewu ma la budul nga jël nga yërmande bi nekk ci kaw suuf nga tasaare ko jaamu yàlla yi ala kulli xaalin yàlla sax dem na wa rahmati wasi'at kulla shay'in gis nga yërmande dafa am solo te yërmande kenn mënu ko am budul ci unité ci booloo nekk benn jàppalante te jàppalante dafa baax tey ci jamono ji ñuy wax ndax foo dem jafe-jafe bu fa am boo laajee lan moo indi jafe-jafe dañ lay wax ne nit ñi li ñuy féewaloo moo tax donc unité dafa am solo fraternité aussi ala kulli xaalin mooy benn la rek unité ak fraternité benn la parce que fu unité amul fraternité du fa am fu fraternité am xamal ne unité am na fa waaw donc islam bi muy commencé dëgg-dëgg ci loolu la commencé woon boo demee madinatu munawwar wala nga dem sa Makka fi islam commencé nga gis jullit yi ni ñu nekkee woon benn ak nu ñu jàppalante woon nga dem madinatu munawwar nga gis yonte bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy defal benn constitution li ñuy wax al ahd al madaniya mooy la constitution de Médine nga xamante ne dafa regroupé jullit ñëpp ba pare ñeneen ñi nga xamante ne nii du ñu ay jullit yàlla si boppam yonent bi sa boppam organisé ba ñu mën a dund ak ñoom ci jàmm ak salaam te problème du am donc incha allah moo tax ñu jël thème boobu élargir ko ci sunu biir ci sunu dëkkandoo ci sunu waxtaan ci état bi état Sénégal ci société sénégalaise naka la ñu war a dundee ci politiciens yi ñu xam ne ñoo bokk ndey ak baay nañu nekk benn nañu ànd liggéey dëkk bi moo leen ñor bu politique ñëwee ñu waxee politique bu campagne ñëwee ñu campagne bu campagne weesoo ñu bàyyi loolu dem delluwaat pour liggéey Sénégal incha allahu rabbi pour ëllëg suñu doom yi ñëw suñu sëti ak sëtaati sët ñu mën fi fekk loo xamante ne au moins incha allah coono bi nga xamante ne dafay dal société bi yi nga xamante ne ñoom la ñuy dund du leen dal ñoom incha allah. actualité bi aussi am na ñu bëgg a ñagasal xarkanam l'islam bi ñu ngi leen wooye ay terrorisme mën nga ci yëkkati benn kàddu. waaw terrorisme moom am nga islam moom du ñagas ba ilaa yawmi diin ndax islam ci boo xoolee baat bi rek mooy la paix c'est la religion de la paix te yàlla wax na ne yàlla wax inna diina indallahi al islam yàlla nee na la religion approuvée par Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam mooy c'est quoi la religion islamique c'est la paix le socle de la religion islamique c'est la paix donc jàmm mooy islam yàlla diglewul fenn xeex diglewul fenn rey nit yàlla nee na yàlla subhanahu wa taala nee na boo reyee jullit dégg nga de wa man qatala mu'minan mutaamidan fa jazaahu jahannam képp ku rey jullit te nga tey ko dégg nga de sa payub ëllëg mooy safara bi gën a tar ci safara yi donc amul ci l'islam rey nit amul ci l'islam terrorisme amul ci l'islam xoqatal nit yàlla nee na sax yàlla nee na ci alquran inna alladina fatanul muminina wal muminat summa lam yatubu fa lahu azabu jahannam wa lahum azabul hariq ki ñi nga xamante ne dañuy xoqatal jullit ñi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi te tuubuñu ba ñu génne àdduna bu ñu deewee insha allahu rabbi safara la ñu jëm donc loolu amul ci l'islam ñi ci mën na nag problème de société la ak yeneen problème culturel problème de société ak yeneen yu xew ak géopolitiquement ak yeneen ñu organiser ko taxal ci l'islam mais l'islam bokku ci te du ci bokk ba ilaa yawmi diin ñun kër Thierno Djibril condamné nañ ko tey condamné nañ ko ëllëg condamné nañ ko bi ginnaaw ëllëg incha allah. Bismillah. Juste pour savoir quelles sont les dispositions que vous comptez prendre cette année et quelles sont les nouveautés, le thème et également l'appel que vous comptez lancer. Voilà, comme vous l'avez dit, la réunion vient tout juste de finir. Ça a été une réussite, Inch'Allah Rabbi. C'était pas la première fois, donc ça a été une très très grande réussite. On a abordé tous les points. Cette année, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup d'innovation parce qu'il y a l'ouverture de la grande mosquée de Thierno Djibril Ousmane Daoud Ba le vendredi 3. Donc, qui dit une ouverture de mosquée dit une affluence de personnes. Donc, sur ce, on demande vraiment à l'État de faire encore plus, de bien s'organiser pour rendre l'événement vraiment... pour rendre cet événement-là vraiment, en tout cas pour donner une grande réussite à cet événement-là. Et comme ils l'ont fait chaque année, on vient de voir que tous les chefs de service se sont engagés vraiment à respecter
cela, Inch'Allah Rabbi. Et on pense bien que, Inch'Allah, cette année, l'édition de 2017 sera une grande réussite, Inch'Allah. L'année passée, on a noté quelques manquements liés à l'organisation de la 24e Ziara. Est-ce qu'on peut penser que ces manquements ont été détectés et puis des solutions pourront être apportées? Effectivement, il y avait beaucoup de manquements. On en a discuté même ici lors de la réunion. Donc, et les concernés ont pris acte. Donc, je pense que, Inch'Allah Rabbi, ils ont même donné des engagements, ils ont même pris des engagements. Donc, je pense que, Inch'Allah, les engagements seront respectés. Inch'Allah Rabbi. De toutes les façons, le 4, l'événement n'est pas loin. Donc, c'est dans un mois, Inch'Allah Rabbi. Nous tous, nous allons constater en même temps si les engagements ont été respectés, Inch'Allah. L'unité et la fraternité comme thème, quelle réflexion voulez-vous susciter à travers l'islam pour nous et pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord l'unité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam même dit dans un hadith, Jama'atu rahmatun, l'unité c'est la clémence. Donc voilà. Donc pour qu'il y ait une clémence dans la religion islamique, il faut qu'il y ait une unité. Il faut que les gens s'unissent, se parlent, les gens s'ouvrent dans un cadre. Donc je pense que s'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de fraternité. Et s'il y a aussi une fraternité, c'est sûr qu'il y a une unité derrière cette fraternité-là. Donc je pense que l'islam, c'est l'unité, l'islam c'est la fraternité. C'est à nous aussi de renforcer cela, de montrer vraiment cette voie qui nous a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, pour le bien-être des populations, mais pour le bien-être aussi de la Oumma islamique, Inch'Allah. Alors, au moins sur le terrorisme, Thiago. Ouais. Donc l'islam, je disais tantôt que l'islam en Wolof est loin du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna dina indallahi l'islam. L'islam, c'est la religion de la paix. Allah subhanahu wa ta'ala dit la religion qui est approuvée par Allah, c'est l'islam, c'est la paix. Donc il faut cultiver la paix entre vous. Cultiver la paix entre vous, vous musulmans, mais cultiver la paix entre vous aussi, les gens des livres. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il quittait Mecque pour la Médine, c'est lui qui a créé pour la première fois ce qu'on appelle la constitution de Médine, en arabe al-Ahd al-Madiniya, pour consolider cette paix-là, pour essayer de vivre, pour que tous les musulmans vivent en communauté, et que pour que les musulmans aussi et les non-musulmans, les gens du livre, vivent en bonne communauté et vivent en paix. Donc le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, celui qui celui qui tue un musulman de son propre gré, Inch'Allah, sa récompense sera l'enfer. Donc celui-là, il ne va jamais accepter le terrorisme dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, celui qui terrorise, il dit bien, celui qui terrorise les musulmans et les musulmanes et qui ne se répand pas jusqu'à sa mort, sa récompense, c'est l'enfer. Donc le terrorisme n'est pas l'islam. Ici, chez nous, dans cette famille-là, cette famille de Cheikh Djibril, nous condamnons fermement le terrorisme, Inch'Allah Rabbi. Nous la condamnons aujourd'hui, nous condamnons le terrorisme aujourd'hui, demain et après-demain, Inch'Allah. Alors, les jeunes qui sont engagés dans le terrorisme, comme l'a dit le sous-préfet à Bambilor, qui a des cellules dormantes, quel message envoyez-vous à ces jeunes-là? Oui, mais de toute façon, ce qu'on lance, le message qu'on lance, ce n'est pas à Bambilor seulement, c'est dans le monde entier. Donc, que les jeunes se ressourcent davantage, qu'ils retournent aux textes, qu'ils retournent et revoient les textes,
donc ils sauront carrément que le terrorisme c'est pas l'islam. Donc Inch'Allah Rabbi, s'ils ont besoin aussi ces jeunes-là d'une formation quelconque, Inch'Allah, il y a toujours les gens qui sont prêts à leur donner des formations. Donc il faut que aussi l'administration sénégalaise, mais les autres administrations aussi prennent vraiment en compte cela, et que vraiment je pense qu'ils sont en train de travailler, mais Inch'Allah il faut qu'ils prennent davantage en compte cela, et que pour le futur, Inch'Allah, qu'ils amènent en tout cas qu'il y ait des solutions, Inch'Allah. Alors, monsieur le maire de... Oui, bon, d'abord, je vous salue d'avoir voulu vraiment assister à l'événement. Il s'agit d'un CLD qui a été organisé par le sous-préfet avec la famille de Thierno Djibi Ousmane Ba. C'est vrai que dans l'ensemble de la situation, c'est vrai que l'année passée, il y a eu des manquements. Mais je pense que ces manquements ont été dus la plupart par l'année passée, nous n'avons pas pu boucler notre budget. Par contre, cette année, on a bouclé le budget, on vient de voter notre budget hier. Et je pense que les choses seront vraiment améliorées cette année. Donc je peux vous garantir aujourd'hui que tous les engagements qui ont été pris lors de ce CLD seront respectés et exécutés. Bon, maa ngi leen di gërëm di leen sant par rapport ak vraiment ñëw bi ngeen ñëw fii pour assister CLD bi ñu fi doon organiser. Muy événement boo xam ne événement national la et rawatina nag muy am ci Bambilor yaakaar naa ni am na ay maanaam ay manquements yu nga xam ne souligné nañ ko fi yoo xam ne amoon na fi daaw, mais je pense que daaw aussi ñun dafa fekkoon tamit du ci bari ñu amoon ay jafe-jafe yi dafa tombé woon ak suñu budget boobu temps mu jeex wote guñ ko woon, mais ren yàlla dimbali nañu wote nañu démb suñu budget comme ni ko préfet waxee ren dinañ fexe ba mu teel ko approuvé, bu ko defee dinañ mën a fexe ba lu daaw li vraiment manquement yooyu ñu faj ko, ndax événement bi aussi dafa nekk événement boo xam ni dootul événement wu nit yi Bambilor rek, non non événement national la te événement diine la, donc lépp lu ci nit def rek yaakaar naa ne yàlla dina la ko fay. Kon yaakaar naa ne ñun suñu pexe ak suñu bëgg-bëgg mooy vraiment lu ko jëmale kanam mais du lu ko jëmale ginnaaw, donc nit ñi nañ ci dalal seen xel ndax maire bi ci boppam loolu xam na ko te it foog naa mi ngi ci waxtaan ak ñi mu ci war a waxtaanal te ñi mu ciy waxtaanal aussi kenn ku ci nekk yaa ngi koy xiir di ko xamal ne bis bi bis la boo xam ne li ñu ci war a def lépp lu nga xam mooy suñu kéemtalaay kattan te incha allah bu ñu ko yàlla mayee aussi dinañ ko matale noonu.